ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. asalaamaaleykum mbokki Waladun Yaati TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di si jiital suñu sang bu tedd bi Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh di ko ñaan mu nangul ñu suñu ziar ci moom. ñu ngi ñëwoon ak yéen ci seen beneen émission tey jii di spiritualité d'un couple ñu fas yéene si ànd ak benn couple boo xamante ni c'est un couple de lumière. asalaamaaleykum Maodo Malick. waaleykum salaam soxna Khadija Atijani ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar di nuyu téléspectateurs yi Waladun Yaati TV yëpp di leen ziar te ñu ñëw fii nag si HLM Grand Yoff ñëw ndeysaan fekk fi seet si benn couple bi nga xamante ni aussi ñu ngi dox seen mission si biir mission Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh wax dëgg yàlla aussi kenn du leen ko présenté ndax boo leen ko gisee dañu ànd ak yéen yëpp ñun ñëpp ñu découvrir ko ngeen xool da ngeen xam ne couple bi nga xamante ni seen liggéey ak seen taxawaay ak seen pas-pas si biir mission Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh nekk na wax dëgg yàlla taxawaay bi nga xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ak aussi si seen pas-pas aussi ñëpp ràññee nañ ko si seen taxawaay aussi vraiment ñëpp ràññee nañ ko. mu ñu fas yéene dalal benn couple boo xamante ni mu nekk nañ couple bu exceptionnel ndax am nañu taxawaay boo xamante ni macha allah ñëpp ràññee nañ ko. donc xanaa ñu laaj leen rek ñu présenté wu. di ndokkeel waa xadra bi yëpp ci koor gu weeru koor bi ñu nekk di leen ci ndokkeel di leen ci déwénal ñu leen si remercier man soxna si ak waa kër gi yëpp ci déplacement bi ngeen def ak choix bi ngeen def ci ñun ñi nga xam ni amuñu solo parce que ñun suñu dund suñu lépp duñ ko dénk xadra bi wax buñ ne Babacar Gueye président Daayira Iman Dakar buñ ne président man tur président day chargé duñu waroon wax rek xaadimu Daayira Iman bu Dakar bu boobaa damay nekk à l'aise ñuy yóbbaale jéew rek soxna si moom itam ngëm-ngëm bu ñu am ci daayira bi ak pas-pas bu ñu si am ak engagement bu ñu si am moom itam moom la ci am muy soxna Absa Seck ndeysaan xam naa ne moom itam ñoo bokk xalaat ñoo bokk mbir si ité ci wàllu cant ak ngërëm. macha allah ginnaaw bi ngeen defee seen présentation léegi li ñu bëggoon xam rek léegi lan moo nekk léegi programme journée bi tey. pour ñëw ci sa question bi Seydi Hadj Malick fa tabarakallahu à partir de 4 heures incha allah taala ñu def suñu lazim jiital suñu yenn awraad yi xaar julli fajar incha allah xëdd d'abord avant comme ñu ngi ci koor avant ñuy dem ñu xëdd après dem jàkka ji julli ji bu ñu jullee suba wazifa ñibbisiwaat bu ñibbisee incha allah taala comme man je suis à la retraite incha allah damay bàyyi madame continuer activité am incha allah mu war dem bureau bu dem bureau ngeen ànd ak moom bureau bu ngeen demee bureau moom mu ngi nekk direction des eaux et forêts mooy c'est l'assistante du directeur donc boo leen demee foofu mu présenter leen bureau bu liggéeyukaayam ak ñi ngeen fay mën laaj etesel bu ngeen jógee ci bërëbu liggéeykaay boobu direction eaux et forêts incha allah taala ngeen dellu si waat ñu dellu si waat préparer juma bu ñu demee juma dellu si dallu bu ñu dalloo ba pare incha allah à partir de 4h30 ñu dem si siège yu daayira bi kër suñu xalifa bu tedd bi Cheikh Omar fa la ñuy defee ji xaadatul juma 5h bu ñu jullee juma lazim wasifa bu ñu wasifa def suñu xaadatul juma julli timis ndogu ñaanante yàlla
après ñu dellu si waat fii si kër gi. incha allah bu ñu jógee ci loolu ginnaaw bu ñu xewlu ba pare incha allah ñu def suñu naafila bu ñu paree naafila bi incha allah toog xaar ndeku eggale suñuy awraat yi clôturer incha allah taala ci kàttanu yàlla suñu journée. yàlla na yàlla jàppandal lépp ci barke sang bu tedd bi. macha allah président Cheikh Babacar léegi question bi ñu la bëggoon posé mooy sa rencontre ak Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. jërëjëf Seydi Hadj Malick question boobu c'est une question très intéressante. Je peux dire que Seydi Mouhamed El Cheikh sang bi ndimbalu yàlla daal laa ko xamee parce que man je travaillais dans les maisons d'édition et xëy na un jour dem aux Almadies foofu lañu suñu siège bi nekk bi may liggéey ak sama infographe pour ñëw corriger benn manuel parce que on travaille sur les manuels scolaires mu ni ma tonton am na benn waxtaan bi ma gis YouTube bi muy kii waxtaan ci tarixa bi mu génneel ma ko muy les mystères de la wazifa ma gaawantu man gis affaire bi rek ne que Samb continue ton travail man ma télécharge di sa machine déglu ko parce que képp ku wax ci tarixa bi rek man ça m'intéresse mais bi may commencé déglu waxtaanu sang bi du samay noppay dégg mais samay cër yëpp ànd di yëg lu muy wax ci saa si ma gëm lu muy wax lu muy expliquer sa naissance et sa rencontre avec Mawlana Cheikh circonstances yi bu mel na man dañ ma pikiir ci saa si laa arrêté ci lien bi ma envoyé message Alioune Dieye ni que moi j'adhère à plus l'infini %. dégluwaat li sama waxtaan yi mu waxtaan ci Imam Maodo yi mu waxtaan ci Serigne Babacar yi mu waxtaan ci Cheikh Omar les mystères du lazim mystère Hadtul Juma wazifa ma ni nag dafa mel ni man lii laa doon xaar affaire bi yéem may continuer di télécharger bu ma ñëwee daal ci liggéey ba foofu xëy na damay sama jot yëpp mooy daal xool correction yi jox instruction infographiste bi mu ko ne insérer les corrections man may télécharger di déglu waxtaanu sang bi te kat li si gën a yéeme ki ma wan loolu taalibe Tijaan à 100% la ñoo la ànd wasifa ak def tout mais ma gis ma muy kon ni déglu ñeneen ma xam ne xëy na yàllaa ko jaarale foofu pour man ma xam kan mooy sang bi et c'était en 2016. Sëriñ Babacar comme ni mu la ko waxee noonu la demee ndax man noonu la ñëwee man itam wax ma ko expliqué ma ne ko loolu nga wax de man bëgg naa déglu ba xam comme xam naa ni moom bu la waxee dara rek insister ci am na li tax mu wax la ko mu ni ma nag daal di déglu après mu jox ma ni ma demal YouTube. boo demee YouTube nga tàppee Seydi Mouhamed El Cheikh nga xool waxtaan yu bare nga fa nga seet waaw man nag mu ni ma moom mi ngi commencé ci les mystères du wazifa bi ma demee aussi ma du YouTube ma commencé ci les mystères du wazifa déglu mu wax affaire boobu jàpp ma lool ma xamante ni kii wax lii toogul rek di wax dafa fekke dafay gis li muy wax affaire bi dugguma torop wax dëgg yàlla man daal ma ñëw bi ma ñëwee ma ne Babacar man daal kii gëm naa ko li nga naan gëm nga ko à l'infini %, mais man it j'adhère gëm naa ko xaw ma nag fu ñu koy gisee ak nu ñuy def ba gis ko mais man kii waxam ni ma duggee tey musul am lu ma duggee lu mel nii ma xam ne rek liñ naan wax ju jóge ci ruux lay dellu Seydi Mouhamed El Cheikh lu mu wax daf ko gis te daf ko fekke te dafa bokk ca ña ko doon jëf moo tax man de gëm naa ko ba
illaa yawmil diini ba illaa yawmil haza te sama xol buñ ko xare it Seydi Mouhamed El Cheikh rek moo cay nekk moom lañ cay gis aw ma nag ay mystère yu may gis wala yu may gént wala yu may def amul mais mbëggeel gi ci sama xol yàlla rek laa ko seddeel te yàlla rek moo ko xam waaw man daal loolu laa am ci lu ma lay wax yaa ja wallaahi macha allah. c'est très fort. donc bi ma déggee gisee annonce bi ci YouTube bi ñu ni sang bi dafa war a ñëw Dakar le 31 décembre 2016 mais ça c'est une opportunité après ma gis ñaari numéro Omar Sabali ak numéro Bachir Diouf ma jëkk Omar mu jox ma rendez-vous ma ñëw fa découvrir kër gi sax muy accueillir ma à bras ouverts ndeysaan waxtaan ak man ci sang bi ma gën a rassuré ma jëkkee ñëw gis ko moom jëmmam rek sama xel dal ndax am na li ngay gis ci nit wala nga yëg daf lay rassuré que ni kii ku mu xam du nekk n'importe qui ndeysaan fa le début du commencement sang bi ñëw fa la ñu ko présenté fu ñu jëkk gisante ak moom ma àndoon nag mbooloo mu takku nag képp ku ma xamoon rek ni taalibe nga te man ma am accès yow yégal naal ko jox naa la ay waxtaanam pour nga déglu ko pour nga ñëw fekke ñu bari ñëwoon nuñ ci rek bi may présenté sang bi ñi ma àndal délégation ma àndal la ñu fees salle bi ndeysaan ci ngoon gi mu war dem ci jàngu Bachir yi foofal ma jéem jokkoo ak Bachir mu expliqué ma HLM Grand Médine première occasion bu ñu àndee ndeysaan ak soxna suñu dem Médina Cheikh aussi bi ñu ñëwee parce que man li mu doon wax rek je me disais que autour de Cheikh il y a 4 grands le 4e nag est arrivé te li koy firndeel dama ñëw aussi sang bi may benn photo bi nga xam ne bii moom ak maam Cheikh Omar ak maam Seydi Hadj Malick ak sëñ Babacar ñoo seq Cheikh Ahmed Tijani mu rassuré ma ndeysaan sama frère bi ñu bi ma àndaloon ndeysaan bi ñibbi sama kii muy xutbul axtaabul kabir mu wax ay grand mbay yooyu da ngay xaal de da ngay gaaw a xam ne li ma gëm laay wax ci noonu daal lu ñu xamee sang bi. donc maman Absa ñu ngi fii ci sa bërëbu liggéeyukaay gis nañu bi nga ñëwee ba tey yaa ngi nekk ci say activité di dugg ak a génn tout ça ndax mën nga ñu wax fii lan moo fi nekk sa liggéey. lan ak lan mooy li nga xamante ne mënul ñàkk nga def ko ci journée bi. waaw loolu mooy gestion courrier bi surtout le matin bu ma xëysee damay xool courrier bi ngoon gi lañ koy indi dañuy suñu chef du bureau du courrier day dem ci suñu ministère dafa am lettres yi ñuy bind yu jóge un peu partout foofu bu ñu demee ministre bi mooy sende xool lettres yi war a dem eaux et forêts xool lettres yi war a dem parcs nationaux xool lettres yi war a dem ci DEC environnement moom itam am na ay direction yu bari ñu sende ko ñun liñ ci war a am nag ñun ñu dem jëli ko suñ ko jëlee nag le soir lañ koy indi ci lañ koy traité defal ko fiche daal di ko bind ci carnet bu mag bi ci bureau du courrier bu ko defee mu indil ma ko man su ko indee man itam am naa ay fiche yoo xam ne damay recopier waat objet lettre bi def origine bi dugal ko directeur nag bu ko guddi ngoonee bu ko liiree ci lay xool kan la koy jox ci division mi yi ma la wax léegi su ma xëyaatee suba damay génne courrier boobu bu fekkee am na ay signature yoo xam ne day dem ci yeneen ministères yi dem ci yeneen entreprise yi yooyu da koy signé ma def ci cachet yeeg yooyu ndax cachet yëpp maa leen détenir fii donc bu ma ci defee cachet yi ba pare te laa koy jox chef bureau courrier moom it mu doog koy yóbbu léegi yeneen courrier yi ci des moom bu ñu ko traité le soir le matin ñu génne ko dama koy defaat ci sama transmission mooy comme li ma doon def sànq léegi su ma bindee yëpp yóbbu joxe ba nga xam ne yow soo bindoon fii ci eaux et forêts lettre ñu indi ko fi boo toggee fii ak 20 ans soo nee sama lettre bi am numéro temps la woon année temps bu ko defee loolu de boo génnee carnet transmission ba rek mën naa leen ne sa lettre bi ñëw na fi diw lañ ko jox bu fekkee tontu nañ la dinaa la ko wax su fekkee tontuwuñ la it man la sa lettre boobu de kenn répondre ko waaw donc mooy suma liggéey si suba si waaw en tout cas waaw loolu la gis nañu liggéey bi nekkul comme li nga wax nekkul liggéey boo xamante ne liggéey bu ndaw la donc yow loolu est-ce que parfois doo am ay problème jafe-jafe
pour allier liggéey boobu noonu ak sa jaamu yàlla. par exemple sa heure julli jot. wala sa heure lazim jot. wala mu war la fekk si yeneen jotaayu religieux yoo xamante ni liggéey bi ak kii bi da ngay am problème tuuti pour allier ko est-ce que daf lay faral di dal wala. waaw léeg-léeg moom dina ma di dal wax dëgg yàlla. parce que léeg-léeg surtout ngoon gi. heure tàkkusaan. heure tisbaar bi moom day tasanteeg suñu pause. mais léeg-léeg su gan yi baree fii ba bare. doo mën a jël pause boobu à temps. mais comme tisbaar muxtaaram yaatu na. danaa di fexe ba di ko def ci bu ma ko mënul def ci bi ñu noddee yi. muxtaar bi comme yaatu na dinaa ko julli waxtoom. tàkkusaan léeg-léeg moo may xaw a tànc tuuti. parce que tàkkusaan bu fekkee nit ñi fees da ngay dem ba commencé ndax doo mën am droit tëj buntu bi. su fekkee ni am naa fi assistante bu fi nekk. dama koy wax ne que kaay xaar ma fii ma dem sa bureau julli. mais su fekkee ni léeg-léeg kenn nekku fi man rek maa fi nekk. daf may xaw a jafe tuuti. parce que day fekk nit ñi fees fii du mën a tëj buntu bi ak clé. te mo saa yoo ka baree di julli wala di def dara di nga gis ko ubbi. naan la ana directeur. ndax war naa dugg yàgg naa fi sama tour ñëw na. ak sama lettre bi ma la joxoon nga nangam bu ko defee daf lay xaw perte du ba nga xam ne man damay préférer ba ñu jullee gum heure boobu. xaar ba évacuer leen ñu dem ma daal di dem mën a julli ndax duma am ku ma fi bàyyi. loolu moom xam naa ne lu may ñaan toujours yàlla di ko jéggalu la. waaye léeg-léeg dana ma di dal. ba nga xam ne léeg-léeg bu ma jullee tàkkusaan sax du ma mën a lazim fii. damay bàyyi ba dem sama kër ma lazim. ndax daawoon naa di lazim sa oto bi. mais daal nee nañ du teggin toog ci oto di lazim daal moo tax ma di préféré bàyyi bu ma demee kër. su ma accès rek nag daal di nuyoo ubbi suma néeg lal sama sajaada commencé lazim. waaw timis moom duma ciy am problème parce que dana fekk maa ngi foofu. waaw loolu la. Absa mu nekk koo xam ni depuis 5 ans on est ensemble ma gis ci moom benn professionnalisme bu am solo boo xam ni tey leçon la pour les nouvelles générations ñu liggéey ci service yi qualité assistante dafa nekk loo xam ni du lu ñu jàng école rek du lu ñu jëlee ci formation waaye day nekkaale ci nit ki mooy bëgg liggéey bi fonk liggéey bi mooy day ñëw waxtu di mujjee ñibbi gérer audience directeur gérer courrier bi ba dara du tardé dem na ba day nekk sax mel na une mère de famille mooy mais bu gisee ñu en tant que directeur yaa ngi nekk dans des périodes difficiles moom mooy jëkk ñëw di la encourager di la conseiller parce que day dem ba finalement di la sa gën a xam liggéey bi parce que daf ci yàgg nekk ak beaucoup de directeurs expérience boobu muy am nag day tax yow sax en tant que directeur souvent boo amee yenn jafe-jafe yi bu la joxee conseil di nga ci gën nekk interface entre le directeur et le personnel ba tax ku ñëw doo mer tu es bien accueilli bien installé jàppale ma daal ci liggéey bi noo xam ni souvent damay naan c'est comme ma maman c'est comme yaay la ci man. macha allah mosuma téye directeur daanaka def ma téye comme doomam parce que je sais que njabootam ñu ngi liggéey ci yeneen service li mu yéene njabootam loolu la may yéene te loolu la yéene toute la direction des eaux et forêts discrétion bi ma def naa fi 5 ans ak moom wax dëgg yàlla amul benn dossier bu nekk confidentiel mu dégg ko ci biti damay toog ñu laaj ma ay dossiers yu yàgg yoo xam ne sax boobu ma sax ñëwaguma fii dama koy laaj mu jóg génne ko en 5 minutes ça veut dire que classement bi c'est tellement bien fait dossier bu nekk xam na même souvent même bu ma amee njumte ci imputation yi sax damay jubanti donc mu nekk koo xam ne ñëpp d'accord ci service bi ku baax la ku xam liggéeyam ku xam du mer man de mosuma gis fu mu mere wax dëgg yàlla du ma ni sama assistante mais sama yaay lay wax yàlla def aussi ndeket yoo ñoo bokkoon koñ Ndar par pur hasard yàlla di def ku am diine waaw ku am diine déjà qualité yi ma la wax sànq rek ku amul diine mënoo ko am ku amul diine mënoo yaatu
ku amul diine mënoo baax ku amul diine mënoo nekk discret yàlla def sutura dem na aji màkk ba ñëw toujours mu ngi muur waxtu du ko raw conférence religieuse yi mu ngi fi bu amee fi ñu fi bëgg xewlee ci li jëm ci ay conférence wala ci lu baax di si sonn taalibe tijaan 100%. loolu moom waaw man li ma koy wax toujours mooy sama référence mooy sama modèle jullite la def macha allah nit nag su jullitee lépp a ngi ci moom ak sa mag mu yaru la jullite na waxtu du ko raw tout le temps mi ngi njàpp soo amee un moment opportun sax day jël kurusam téye donc déjà loolu ça veut tout dire muy nag vraiment dans le cadre du travail aussi professionnel la man ak moom j'ai beaucoup appris ça moom dama koy wax à haute voix macha allah nit ku baax la ku xam le sens du partage ku yéene ñëpp jàmm du xool lu ñaaw du ko fekkee fu mu ko fekkee dina fexe ba defar ba lépp rafet loolu déjà lii yëpp ci qualité jullit la alalam du ko boole kenn yaatu na mandu na du wax waxi jàmbur man di li ma koy ça fait plus de 2 ans dama koy secondé inchallah mais loolu rek laa xam ci moom du benn patron bi mu nekkal rek am na ñu fi bari ñoo xam ne aw nañ fi mais amuñu dara loo xam ne dañ koy reprocher ci liggéey lu dul yaru fonk liggéeyam nit ku xam àddina nag nit bu pièce nit ku xam yàlla bëgg li muy def bëgg Seydina Mohamed bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bëgg Seydi Hadji Malick. Absa daal li ma xam ci moom mooy xam naa ni ku maanu la ku yaru la ku respecté liggéeyam parce que man maa daan xëy chaque jour di ko jëli këram mais heure bu ma ñëwee këram chaque jour moom elle est ponctuelle liggéeyam jaaxaanewu ko liggéeyam boolewu ko ak wax doo toog mukk ba même boo dee ànd ak moom doo toog mukk mu wax ci nit tant que nit ki toogul du wax mukk ci nit du wax ci ginnaaw nit. donc maman ba tey si sa collègue yi nga xamante ni jot nañ leen interviewé macha allah am na si ñoo xamante ni ñoom ñëpp sax kenn ku ci nekk da nga def ay témoignages ba nga xamante ni dafay ku ko dégg xam nañ si xol la jóge ba ñenn ñi sax nga xamante ni mënuñu sax continuer ndax seeni jooy ku ci mel ni sa assistante bi wala ku ci mel ni monsieur Dieng nga xamante ni dañu obligé dagg seen wax sax dem ndax rongo ñiy tuuru donc mu nekk kàddu yoo xamante ni ñu ngi ko yëkkati jëmale ko ci yow nga mu nekk loo xamante ni sedd na seen xol ba mu fës ci kaw donc loolu yow ban jàngat nga ci am. soxna Khadija li nga wax de moom man xaw ma sax lu ma siy teg parce que man dama xam ne ñoo baax rek ndax bu leen neexoon itam xëy na nit xam nga defal na nit sax lu baax ba tey te waxu ko du ko wax wala du ko jàppee dara te wallaay azim du ma defal nit dara ba man ma jàpp ko wala ma ni xam ni kii defal dama ko defal lii damay jàpp rek ni wërsëgam la ndax lu nit defal nit rek wërsëgam la yàlla ko defal ndax suñu borom comme wàccu fi pour ni diw am lu muy def rek ki nit ñi la koy jaarale donc man dama naan rek sama loxo la nit la yàlla jaarale loolu pour jox ko pour ma jox ko waaw que même bu ma ko bañoon a jox itam suñu borom tudd na ko dina moom moo ko moom fokk mu jot ci mi ngi noonu kon xam nga lu mel noonu ñoom bu ñu ñëwee tey xëy na di témoigner di ci wax seen baaxu bopp rek lañ def mais man dama yaakaar ne li ma war a def rek laa def parce que def dara mu baax man ay ngëneel rek laa ci gis waaw ndax man fii depuis 2000 maa ngi fi nekk fii secrétariat directeur te directeur bu nekk buy ñëw dafay indi secrétaire man daanaka mën naa ni maa ngi ci sama 5e directeur ku ci ñëw ni boo liggéeyee ak man tuuti daal di ni jaratul ngay wut secrétaire daal di ma fi bàyyi ma toog ma xam ne rek loolu du man yàlla la ndax defuma dara loo xam ne war naa mën a am mérité loolu
waaw xam ne suñu borom rek la donc man su ma soxoree ci nit ñi wala ma di leen iñaane wala ma di def yenn yi dama gorewul rek daal ndax su ma goree duma ko def moo tax daal man noonu rek laa ko gisee ñoom nag ñoo baax seen baaxu bopp rek baax rek. Le Sauveur est parmi nous. L'imam des bien guidés. L'attendu est arrivé. Imam al-Mahdi, ya Ibn Cheikh Tidiane, ya Siraj al-Awliya, Sayyidi Muhammad el-Cheikh. يا ابن شيخ تيجان يا سراج الأولياء سيدي محمد الشيخ صلبي يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا سراج. tonton Babacar nekk koo xamante ni góor gu yiw la góor gu dal góor gu am lislaam am diine mais toll naa benn jamono boo xamante ni ma nekkoon ci ay xat-xat sàkkuwuma ko de mais damay jékki-jékki rek tonton Babacar woo ma te su ma woowee damay am opportunité wax ak moom wax bu yaatu mu wax ma ci biir ba ma dal ba ma dellu si waat xamal ma tamit kan mooy sang bi te tamit dëgëral ma sama tànk gën maa ñeme ci xadara bi gën maa wootal ci biir li nga xamante ni ci la ñuy yëngu kon kooku moom aw ma fayam man xam naa ni yàlla ak Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh moo nu boole soxna soos dafa nekk soxna soo xamante ni soxna su ma naw jikkoom la nit ku am yar la nit ku teey la nit ku am diine la waaye tamit nit ku am discrétion la ba nga xamante ni man genre nit boobu dama lay ñeme laa wax sama biir ñeme laa wax sama biti ñeme laa wax sax loo xamante ni ragal naa ko wax ñeneen ma ñeme ko di ko wax sama biir di ko wax sama biti discrétion boobu laa ko apprécier mu nekk nag soxna su dal. Serigne Babacar Gueye di président dairatul iman bu Dakar wax dëgg yàlla muy sunu xarit ñu xam ci moom dëggu xam ci moom mbaax yiw ak tab waaye xam ci moom bëgg sang bu tedd bi xam ci moom itamit mu nekk nit ku jullite gannaaw julliteem mu bëgg mbindeefu yàlla yépp tabarakallahu loolu moom lu ñuy accentuer wu la di ko seddal ku bëgg mbindeefu yàlla yépp la waaye tamit yàlla def ci moom muy ku bëgg tariqa Cheikh Tidiane waaw waaye itam muy koo xamante ne macha allah kilifa la waaw bu ko mot nag moo tax le fait que ñu def ko président daayira bi juumuñu mukk ndax mate na ko tabarakallahu ñun nag muy sunu xarit piir yàlla boole ñu ci ëttu Tijaan waaye boole ñu yi tamit ndax Seydi Mouhamed El Cheikh ko soxna Absa yi tamit yàlla def ko muy jigéen bu discrète macha allah discret lool waaye tamit bëgg lu baax waaye itam nekk jaamukatu yàlla waaw soo ko xoolee xam ne déggal na borom këram waaye boo ko xoolee itam xam ne yar na njabootam tabarakallahu soxna Absa ñun amuñu payam parce que kaddu yu rafet yi muy wax ci ñun ak li muy seede ci ñun fu ñu nekk ak fu ñu nekkul loolu yëpp xam nañ ko te yëg nañ ko tabarakallahu comme junj rek doy na borom xel ñii dañ fi am rôle central nekk président daayira rek ñëpp xam nañ ce que ça veut dire mais nekk un président compétent engagé comme Babacar ni mu ko defee ba nga xam ne bii njaboot gi da ngay yëg ni dafa jàpp ne ñii njabootam la bala nga koy yëg nga gis ñu nekk ci déplacement bala nga koy yëg nga gis ni dem Medina Cheikh bala nga koy yëg nga gis ne vraiment dajal nañu waaw nekk na président boo xam ne bii yaakaar naa li may wax xalifa bi du ma démentir waaw ren naa nekk na président bu compétent boo xam ne bii bu engagé boo xam ne bii bu passionné te yàlla it may ko qualité yooyu defe naa ni biñ koy tànn daal comme niñ ko tànne daal tànn nañ ko ci ay critères yoo xam ne remplir na ko bu baax a baax macha allah président daayira ça veut dire tout dire mais un président compétent et engagé boo xam ne bii vraiment mat na li ko doon daal man loolu laa ko war a mën a macha allah soxnaam nag macha allah ñu ngi ci wetam rek tubarkàlla lii tamit chance la waaw nekk ci place boo xam ne bii mooy sa yaakaar mooy sa lépp
nga am wërsëgu sa soxna nekk fi waaw loolu tamit beneen affaire la surtout mu ñëw nag taxawaay boo xam ne bii taxawaay buy mottali liggéey bi la macha allah waaw xanaa di leen ñaanal rek yàlla gën a yokk seen wér waaw xam naa ni rek macha allah ba mission bi liñ ci war a taxaw yëpp ñu taxaw ci di am mbégte si ki ngeen ma laaj parce que kooku wax si moom lu ma neex la parce que sama xarit sama collègue muy président Babacar Gueye waaw président nag moom ñi nga xamante depuis 2017 si xadra bi waaye li may témoigner pratiquement kenn ku ngay jël si xadra bi mën na ko témoigner parce que lenn rek mën nañ ko résumer si benn mot mooy nit ku baax nag soo ko waxee mooy wax nga lépp waaw li si des xanaa détailler rek quelques éléments pour nit ñi mën a comprendre mais nit ki moom soo nee baax na rek baax na waaw su fekkee ni itam soxna Absa la moom itam li ñu ko mën a témoigner moom si biir xadara bi mooy liggéey bu rafet bi mu fi liggéey parce que li bépp problème boo xam ni yëg na ko si xadara bi dana jóg taxaw si su fekkee ni nag ñoom seen diggante la ñoom ñaar harmonie bi fi nekk kooku moom ñëpp itam gis nañ ko parce que ku dugg seen kër xam ni këru ay nit ñu jubóo lañu te loolu secret bi si ñaar ku nekk am nga si sa wàll Babacar su fekkee moom la dafa di koo xam ne nitu yërmande la te jigéen dès l'instant où yërëm nga ko di nga mën a nekk ak moom soxna Absa muy nit koo xam ne dafa nangu moom tam waaw lu sëñ Babacar wax bala muy àggal mu jóg accomplir ko jigéen su meloon noonu itam dafay naqadi nekkaale. wax si tonton Babacar moom dina ma xaw a ndeysaan neex comme dina ma xaw a diis ndax daanaka moom moo ma yar macha allah ndeysaan waaw moom moo ma yar. mu nekk kilifa gu nga xamante ni dafa sës si man rek macha allah waaw représenté lu bëri ci man mun naa ne mooy sama yaay mooy sama pap ndax moom moo ma yar waaw lépp lu ma xam rek ndeysaan moom moo ma ko xamal. mu nekk kilifa gu mës a bëgg diine waaw gu mës a bëgg diine ndeysaan maa ngi fàttaleku jeudi yi nii comme guddi aju ni ñu ko daan def nii moom jeudi chaque jeudi da daan toog ci digg kër gi di jàng alxuraan da daan jàng alxuraan bay jooy damay tiit sax damay yeewu ni wax tant lan moo xew. mu ni ma sa maam de xam nga ko rek moom mooy jàng alxuraan ndeysaan mais daf ñu daan tooyal suñu dënn yi ñun ñëpp macha allah ñun ko trop nag si loolu macha allah waaw jaamu yàlla daal lañ ko gën a xamee dañ ko mës a xamee waaw jaamu yàlla daal. waaw dafa nekk ku nga xamante ne ndeysaan dafa discret dafa mës a bëgg diine nag soo daan ñëw fi da daan dem xadara avant ñuy xam sang bi nii sax da daan am na benn juma bu nekk fii foofu la daan dem xadara di ànd ak président daa dem xadara moom it ndeysaan mu nekk soxna su mës a sell macha allah bëgg diine mës a bëgg diine tarixa da daan dem tout le temps gàmmu Tiwaawan wala ñiy dem di ziar ak yooyu noonu tamit waaw mu nekk ku dafa mës a discret rek moom xam nga rek moom nu mu noppee noonu ndeysaan noonu la mel président xam ba mu xamee sang bi ba tey moom mooy képp ku mu xam rek bëgg na la dugal kut ko kut ci tarixa bi képp ku mu xam rek dina la oo waaw ni la yaa ngi kii dugg wax la daal jox la benn site bu nga xamante ne boo fa duggoo di nga mun a jot ci jàngale sang bu tedd bi waaw bu la intérêt tout le temps itam daf lay soññi à ce que nga koy déglu kon moom comme yàlla moo ñu boole macha allah daf ma wax rek ma ne ko amul benn problème adhéré ndeysaan waaw mi ngi maanaam dafa fekk ni kuy dafa yéene ñëpp lumière waaw mi ngi noonu de dama ko naan du bàyyi rek nit ñi ku bëgg parce que xam nga nit ñi yamuñu dama naan ko bàyyi rek léegi ku bëgg kii rek di nga ñëw mais moom daal déedéet dafa bëgg ñëpp rek xam sang bi comme change bu mu am moom waaw moom la yéene ñëpp macha allah waaw. yaay Absa Seck yaa tax xamtiku ci leer gi yaay Absa Seck yaa xam cëru Seydi Mouhamed El Cheikh wante yaay Absa Seck yaa baax ba mu yéem ñëpp yaa yaru ba mu yéem ñëpp yaa yiir képp du ñu dégg mukk nem yaay Absa Seck moo ko jooyloo amul musoo jooyloo kenn yaay booy sama baat ci kaw te du yow dong tey bu ñu duggoon xadara Dakar ku ñu mënti laaj dina ne hé bañ na ko ba bu soo mbooloo mi baree mu rocceeku dem toog xanaa yar foofu la yem la Gueye Ndioro yaa dugg ci ëttu Seydi Mouhamed El Cheikh mate li nga doon wax ci yow day jafe parce que daf may dugal xaal kon ñun taalibey Seydi Mouhamed El Cheikh suñu gisul Seydi Mouhamed El Cheikh soo demee Ndakaaru gee am na ñu ko fa toogal ñu matee lu ñu doon sëkk te kenn du fàttaliku si ñoom lu ñaaw ndax xamuñu ko nàmpuñu ko duñu rus ci kanamu gor yombul nga dem fee ñu toog sang bi ne la Mawlana Cheikh léegi la ne lay wax sa kër ga ca aljana te yaa ngi fay dem di ko visiter loolu yaa ko liggéey ci ëttu Seydi Mouhamed El Cheikh jooyloo woo kenn xojoo kenn jëwoo kenn fubaloo kenn te fuuyoo gaawoo beew te ak ka yaay borom cër
wante mu dox ci doxin bu rafet foofu ma fay seedeel parce que dama yeewu rek coow li metti sama xol naqari tuuti rek ma gis sëñ Babacar si sama néeg mu ñëw waxul dara mu dem balaa 5 minutes sama papa Babacar Gueye woo na ma téléphone kon kooku digganteem ak Cheikh Al Khalifa lan la kon kooku digganteem ak mag ñi lan la mag la ci biir mag ñi te ne tekk ni dégg reg fees dell. donc mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ba tey ci émission bi nga xamante ni mooy spiritualité du couple ñu nekk nag vers la fin de l'émission parce que ñu ngi doog a jógee Hadaratu Juma xanaa rek ñu laaj suñu maman lan moo des ci programme journée bi balaa nga xamante ni tëdd ci lay jot. macha allah soxna Khadija. Journée bi moom c'est une journée bien remplie. waaw léegi moom yaakaar naa li ci des nag comme jóge nañu Hadaratu Juma ba pare léegi xam naa ne reer daal moo ci war a des. def lawraat yi parce que ci bëri dañ ko suspendre xam naa ne danañu jëlal temps nag ndax waaw julligee ba pare julligee ba pare ñu reeree julligee def lawraat yi parce que dana jël temps xam naa ne ndaxte presque defuñu ci lu bari waaw bu ko defee nag fa naa ne daal di nag tëdd par làmb tëdd di sant sang bu tedd bi di ko jaajëfal di ko ñaan mu nangul ñu suñu tarbiya te saxal ñu ci keppaaram ji waaw noonu daal lañuy ñaan di gërëm itam ñi nga xamante ni yëpp tey jii nangu nañu wax dëgg yàlla ñu interviewé leen commencé ci ñi ci kër gi commencé ba ci ñi ci bureau bi jaar ci ñi ci xadara ba kenn ku nekk wax nga ci sa xalaat daal wax dëgg yàlla ñu di leen sant di leen gërëm amuñu seen pay lu dul sant leen rek. ñuy remercier nag ñëpp ñi nga xam ne ñi de près comme de loin en commençant par mon xalif Cheikh Omar bu ni ma wan bul dem ci émission bi duma dem bu leen def duñu def ndaxte moom la ñu ndigal mu ñu mais bu ñu ko waxee mu ni insha allah ma ne kon am nañu ndigal mën ngeen def donc mu dëppoog ni ko sang bi waxee aussi dëppoog yéen seen bëgg-bëgg kon ñu sant yàlla baax ñu nii ñu ci sant nag au passage toute la daayira Iman de Dakar góor jigéen mag ak ndaw ndax dekk de daayira bi nga xam ne bii bëggante bi ci nekk ci biir xam naa bu ñëpp yëgoon seen émission bi am na ku nekk di nga ci bëgg sànni sa kàddu ndax ku nekk soppa nga sa morom bëgg nga sa morom te lépp lu muy def bëgg nga ci ndam donc au passage ñuy remercier toute l'équipe wala toute la daayira Iman de Dakar góor jigéen mag ndaw ndax ñoom dañu doon ay gaynde ci mission sang bi te dañuy dem ba baax te kenn xaarul kenn ci lenn la preuve en est que bu ñu amee organisation kenn du xaar kenn ci lenn ñoom chef yi yore comité d'organisation ñoom Hadj Malick ñu yore comité finance xale yi nga xam ni ñooy yore organisation bi kenn du xaar kenn ci lenn donc loolu aussi ñu sant yàlla bu baax leen encouragé di wax lan mooy suñu patrimoine la aussi mooy suñu patrimoine suñu daayira utile bi nga xam ni bii ci li ñu mënee def suñu tarbiya kon ñoo di encouragé ñaan yàlla na yàlla dëgëral yàlla na yàlla saxal bi si yàlla na yàlla saxal bi si ñun du ñu président mais xaadim luñ si dañu nekk seen jaam. Khadija Atijani vraiment gis nga tey émission bi tey ni mu déroulé kenaan ñu bàyyi rek nga sànni. C'est ça, donc ñoo ko gisandoo c'était une journée vraiment riche donc xanaa di leen fas yéene rek jox rendez-vous ba une prochaine fois ci beneen numéro encore avec d'autres invités yoo xamante ni macha allah avec des vies aussi lumineuses que la vie de ce couple à l'image de tant d'autres femmes à l'image de tant d'autres hommes ci biir Hadara Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh donc xanaa di leen joxaat rendez-vous rek sur la chaîne des grands moments du Wala Dunyati TV ci beneen numéro incha allah à bientôt. Macha allah. ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا